auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin rahib wa sallam alayhi wa alihi wa sahbihi wa habli bi jaahi ma tey seen jëmal maahib jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul jàmm maam Cheikh Fall ñu ngi nuyu suñu frères ak sœurs chrétiens yi si nuyu bu sell di nuyu suñu mbokk jullit yi nuyu ak taalibe suñu mbokk jullit nuyu bu tedd di leen siyaar si gàmmu gi ñu weesu ñaan barkeb Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak yërmandeem ak xéewalam ak tawfiixam wàcc si umma islamique bu rawatina ñun Sénégal te si kattanu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu borom tàkkale ñu Macky Sall ak nguuram ak France bi ko ngem nga xam ne état attelé boo xam ne day xeex l'islam ak xeex diine chrétien lépp luy valeur di nuyu nag nuyu bu kawee te tedd taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul jàmbaar ji nga xam ne lii ñu doon tey moom la il a combattu sans verser du sang et a mis à pied la machine coloniale muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul kenn la bokk la kenn bakk Cheikh Ahmadou. vidéo bi ñëw dama siy ñëw pour benn risque boo xam ne au niveau de ternir l'image yoonu murit dans les organismes yi nga xam ni de lutte pour les droits de l'homme la au niveau des ambassades au niveau des consulats mais au niveau de la presse internationale mais pire ñu dem sax ba dañu cataloguer ci organisation violente wala organisation boo xam ne day bâillonner droit de l'homme day bâillonner liberté d'expression day bâillonner droit de l'homme day bâillonner liberté d'expression day bâillonner nit ki li nga xam ne mooy wàllam ñu joxoo ko piège boobu nag Macky Sall daf ko def bu ko jaarale Cheikh Bass te yaa jàpp naan tam damay seede tam man nit ki lu ma jubóowul ak yow su ni ngay doxee du ma la sosal Cheikh Bass jàpp naan yëgu ko wala xëy na ñi ko war comprendre ñu risque géopolitique yi am au niveau rayonnement international yoonu mouridisme mi ngi mel ne Cheikh Bass dañuy liggéey di gas ngir amal yoon wi ndox ngir wëgg image yoon wi si à l'international Macky Sall ñoo def piège boo xam ne day ñëw ngir teen boobu saq ko suulaat ko ni ma ko mën a waxee investir nañu ay millions si waajal màggal gi ngir rayonnement yoonu mouridisme bi mu am ay pôle externe de diffusion à l'international rawatina màggal gi def ko ay weer ay at loolu réussir ñu wëlbati ko def colloque international boo xam ne les plus grands et éminents érudits musulmans du monde soufi et des sunnites et des chiites dañ fay regroupé loolu nag li mu jur moom mooy fépp foo nga xam ne dañ fay dem day am ba ren Rohingya si sa ñoo nañ fa teew fa kon dafa am dañoo bëgg am ay ambassadeurs itinérants yoo xam ne ils viennent de d'autres communautés yuy ñëw xool luy mouridisme mu ngi ko exporter liggéey bu kawe léegi nag au niveau géopolitique loolu li muy permettre day permettre influent day mettre yoonu mouridisme doon une communauté une confrérie influente au niveau international ba dans la résolution de certains conflits même au sein de l'OCE au sein de la Oumma islamique dinañ si mën a intervenir liggéey bu tedd bu rafet boobu yëpp soo koy def ñu dem ba jékki-jékki de Macky Sall bëgg lu mu jommala la woon boppam bi mu ko dalee Macky Sall ni def dafa faxas mbakkam ne man damay wone dépassement prise de hauteur du ma fayante que Assane man fi ma dëkkale dëkkuma fa mu jommale ko boppam ñëw bëgg lu tilim loolu mu jommale boppam ñëw fomp ko si mbubu yoonum Serigne Touba si sëtub Serigne Touba mu Cheikh Bass Abdou Khadre tuumaal ko si takkal ko si loolu ñu wax Serigne Bass Abdou Khadre ñiy kenep yoon bi wax nañ ko si xelal ba erreur boobu ñu naan ngelaw dina dugal mbopp si kàmb goo xam du ko fa mën a génne te doole gaa ngi sa kaw kàmb ga waaye du ko fa mën a génne loolu nag laay bañ mu am fi mu toll nii dëgg la moom ak Cheikh moom Macky Sall ay xarit benn bakkan waaw waaye nag fi mu toll nii si au niveau des ambassades yu bëri le phénomène Assane Diouf c'est documenté bu leen ni Wikileaks su génnul woon kenn du leen mos a wax ni mos nañu enquête sëñ Abo mos nañu enquête sëñ Mountakha mos nañu enquête sëñ Cheikh si Alaaji Waara pour xool kam mooy succès sëñ Saliou lan mooy seen profilage lan mooy seen point fort lan mooy seen point faible ba bu ñu bëggee déstabiliser yoonu mu déstabiliser américains yi def nañ ko te service renseignement généraux yi nekk Sénégal yëpp ko def rawatina les niveaux au niveau géopolitique li nga xam ne stratégie yi dafa changé surtout par rapport à la Russie nga xam ne ñun dañuy ñëw dugg ci marché économique de l'Union européenne comme fournisseur de gaz et de pétrole te moom bi histoire di am moo ëppoon marché foofu day ñëw phagocyté ci biir marché donc day am ay enjeux yoo xam ne du bëgg tas dëkk mais enjeu économique la dëkk boobu liy kanam ba stabilité bi
taxaw la ñuy jéem a déstabiliser muy suñu sang yu tedd yi. ba nga xam ne ñi wax Cheikh Bass mi porte-parole yoonu murit le cas de Assane Diouf nu ñu mu fexee ba satal si daram ba téye bu ñu téye Assane Diouf mu wane ni moom du si dara parce que fi mu toll nii rapport yi am yëpp et ne vous étonnez pas je vais vous dire d'ici màggal déwén reportage su génnee wax na yoonu mouridisme day xeex démocratie day xeex transparence si enrichissement wala Touba c'est une pouponnière d'impunité pour ñuy def enrichissement ak détournement des deniers publics wala wane ni Touba ñoom ñoo arrêté ndoo un activiste sur internet boo xam ne dafa ñëwoon Sénégal président bi mu doon saaga arrêté wu ko surtout Sëñ Tuubaa arrêté loo ko kon wala ñu dem ba ñu ni le mouridisme est une religion violente boo xam ne day séquestré parce que dañuy yor ay jaas yi di fekk ji ay nit bu leen xam ni si coowul Sëñ Bass bii la jóge reportage boobu su amee wala note consulaire génn wala note diplomatique génn wala ay organismes yu mën watch rights wax loolu si yoon mouridisme wala Jeune Afrique bind ko bu ñu jug di dóor kenn nañu xam ne nag erreur diplomatique bi am ni actuellement entre Cheikh Bass te Macky Sall bëgg li mu doon bi mu ñëwee dafa ni du laal Assane Diouf dëgg la moom su jommalee loolu boppam ndax mun war naa droit ñëw di làqatu ni damay tëj Assane Diouf dafa def dara Cheikh Bass léegi man dama leen démontrer naafiq pour Macky Sall xam ne naa naafiq la te nag giñ ñaa ko Cheikh Rafal sànq maa ngi dund incha allahu taala loo fi rab ngir jaxase yoonam Sëñ Tuubaa dina ma may xarale goo xam ne dinaa ko mu ñor rocc Macky Sall suñu Abdou Fatah Mbacké magu Cheikh Bass la Sëñ Fall looy bàyyam ci ay at ngeen jéggal ma yaakaar naa ni bu Cheikh Bass di gane àdduna waroon na mag la woon suñu Abdou Khadre waroon na ko sa mënu yoonu mu tuddal ko Moustapha Cissé Lo saaga gi mu ko saaga ak lam sa teg yéen wax yooyu ñaaw yooyu mu ko wax Moustapha Cissé Lo gën na sonewu ko kon xanaa moom boo daa fàtte fajal ko mais Cheikh Sakho li mu wax sëñ Moustapha Sadio Cheikh Sakho li mu wax sëñ Moustapha Sadio wax ko Serigne Touba si lu ñaaw xanaa sëñ Moustapha Sadio Cheikh Bass daf kaa puccox sëñ Touba xanaa Cheikh Bass daa gën maa am sëñ Touba te Cheikh Sakho dañ ko gën a dugalaat xanaa moom bés boobu mënuñoo fajal lool tëj ko téye ko fa ginnaaw Cheikh Sakho Penda Ba sama ndey kuy sant Mbàkke ak sant si ak kuy kilifa diine si Penda Ba te sa ndey di olof saaga na la ndey te mi ngi daagu digg Fuuta di lekk ay mboroxem loolu yëpp faj ko mu bëgg utiliser yoonu murid ne day fajal yoonu murid tey si Assane léegi moom li mu doon image am bi bañoon ñu ni despote la ñu ni tyran la ñu ni day bayone liberté d'expression léegi dafa bëgg utiliser yoonu murid mu ngir taqal image ternir yoonu murid pour jiñ ñu loolu loo ma ni Cheikh Bass wax ji jéemal fexe noonu la si génnee mu leer la ni yow sa yoon nekku si Assane li ma lay conseillé nag dafa am stratégie de li ñu naan redorer le blanc li ñu naan de politique de communication gis nga dossier Cheikh Assane bi su ma nekkoon man sa wet war di la conseillé man nag yow nag yàgg nañu ànd 21 ans d'amitié 2015 fii juin téléphone yaa mu bi ma la woo sa taalibe bu demee xaw nan ma xat neng ma ni ko dama soxla Cheikh Bass dama koy wax sama ñetti dëgg dama la woo wax la sama ñetti dëgg ne la ma du ma nëbbatu ñii dañ lay rey nga dee sa la génnal si lii boobu après référendum bi la wax la parce que xarit du ma def ma cëru sëriñ ak taalibe xarit sama lal bi nga mujj a toog sama doom fa la daan tëdd sama jabar laa doon tëjal si néeg ngeen bokk reer ndax sa doomu bopp la doomu sëñ Moussa Mbacke bu sëñ Bassirou soo ñëwee Paris foo mës a dem soo ñëwee nag naa na maam Cheikh ñu wolu ko invité d'honneur ay ati at carte yaa ngi ma denc Sénégal nag màggal si Abdou Khadre kon wax naa su ma gisee loo xam ne wax ma woo la sama bopp téléphone balaa may jug nag woo naa la wax la ko li nga ma njëkk wax li nga may défendre ak li nga ma yéene man xam naa ko ba yëgal ko sa bopp billaahi wallahi taala wal kitaab yaa wax li Cheikh Bass ne ma nag mënuma laa fay waaye Cheikh Fall xam naa ni lu ma ko ñaan mu defal ma ko dafa sama am la te am na lu fu ñu teg maa ngi koy ñaan li nga bëgg a liggéey Sëñ Tuubaa na dugg sa jëm ju man la ko joxoñ nga ma ba tay yow Cheikh Bass Abdou Khadre jaaji taal taxaw Cheikh Bara taw nga ne Cheikh Ibra Fall bu sotti ku koy wut jën ak yow du ko romb yow yaa ngi ko wax kon man tey comme man fi mu toll dama du ma wooti kenn di la woo di la waxat lenn li ma la bëgg a wax mooy li tax may def nii man du ma yéene doomu aadama sama xol bii yaat na takku san bu ma naree ki ñaan wala bañ nit di lu si bañ nit ngir lu bonam ah takku san bu ma naree dal bañ nit ndax dafa am alal wala lenn wala may iñaan tisbaa boobu yaa naa faatu ku may bañ dama lay bañ ndax la nga bañ Sëñ Tuubaa wala la nga naafiq man nag bañuma la kenn du bañ sa dub Sëñ Tuubaa waaye damay bañ liñ lay dugal politique yéeg yëpp dossier Atou Diagne Ba yor nañ ko dossier Léna Sène bi yor nañ ko ñii dañ la bëgg utiliser yàqal la si liggéey te sa maam
soo toog gon doo dem fenn lépp dala fay fekk si kon lii ba Macky Sall bëgg utiliser xaritoo gii war naa bàyyam Abdoulaye Wade war ko àndaw nag moom démb day fétiche te day sacrifice humain ba ki dem la sacrifier sëñ Fallou Fall Mbawa parce que xam nañu mënuñu maa jot ñu làmb nañu fépp kër Cheikh Ibra Fall ngir ut ku ñu samp mu bëri man ñu bañ ñu dem xooli sëñ Cheikh Fallou Fall Mbawa yóbbu ko ba pare seq ak moom ay mbir mu gën di yàq sama der kon li ma lay wax koo xam ne diviser ak luy yàq yoonu mur rek lay def kenn du ko dimbali kenn du xaritoog moom affaire Assane Diouf bii yow lañ si bëgg a taqal sa coow léegi sa coow lii la topp si coow Assane Diouf yi Macky Sall su la bëggoon dina la ko éviter jàpp Assane ba muy ñëw te xam na ni Assane mënu ko jàpp na da Assane deful lu ñu koy jàppee sama carte d'identité woote naa ambassade ñu ngi may dawloo nee na machine carte d'identité bi dafa panne xoolal Macky Sall sàcc yi mën a def 2019 machine yi dafa carte d'identité nee na dafa panne kenn jotul sa carte d'identité sama carte d'identité sama carte électeur nee na machine yi dafa panne man jotuma sama dara dafa ko nar a retardé waat ba élection présidentielle jot mu bañ a joxaat nit ñi seen carte kon fi may lay jeexalee Cheikh Bass mooy lii ma lay dénk moom mooy yu mel nii su amatee ku mel na Assane di wax si yow wala yu mel nii di ko def biñ ko jàppee rek waroon nga récupérer Assane mun doon nag sa gendarmerie boo xam ne sa xaj lay doon di la xeexal ak di boobu ñun doon xaju bu waa kër Sëñ Tuubaa ñu nekk nag sa la ñu war a nekk waaw suñ ko jàppoon si saa si nga jël sa oto ànd ak délégation def si ay triangle yu dul jeex dem seeti yaay Assane teg ko si loxoom mais maa ngi dem gisi Macky ak ministre de la justice ak ministre de l'intérieur wala procureur fexe libéré Assane suy génn bés boobu foo mu jugee ba Pikine nit ñi jeunes yi leen siy topp ànd ak yow ba ñu egg ba Pikine nga teg nag caméra yeeg ñëpp toog nga xamal ko ni man taalibi rek laa bëgg a doon sët sama njural sama sët gi dama ko jëndee taa doon taalibi Sëñ Tuubaa sama der bi nag jaay naa ko Sëñ Tuubaa te seen njëkk mënu mu ko lekk ñaar yoon kon lu ñu si def rek Sëñ Tuubaa jaral na ma nañ ko si wax xool ñu def ko si waaye li ma leer ba leer ni mooy lu baax rek laa yéene ñëpp li nga may wax nag jéggal naa la ko ndax dangaa waroon a naan wala yàqu wala am loo def waaw dangaa am loo waroon a def wala lu yàqu si yow ndax soppeeku Sëñ Fall nga sama taalibe bàyyi nga ñëw si man ma defar la moo tax li nga may wax ak lépp jéggal naa la ko jël addiya gu dul ne ko da ngay jóge soog bi jóge bi di wér te na nga fa jógee nag rafetul lii maa la ko jàppalee lépp loo naqareet ubbil naa la su buntu dugg di ñëwal ba si man waxtaan seeg man soo ko defoon Assane am naa xam naa ngor gu nekk si moom boo xam ne ku la tuddati mooy saaga ne mooy doon sa topp di la défense doon sa xaj di la défense léegi nag Macky Sall bëgg la utiliser pour terniraale yoonu image Mouride ñun Mouride ñoo dem séquestrer avec arme blanc séquestration menace de mort dem jël Assane tiim ko loolu ñun duñ ko d'accord moo tax Maître El Hadji Diouf Alassane Sène ak képp ku mu doon maa ngi leen wax ngeen porter plainte contre ñooñu yor nañ vidéo yi yor seen menace kooku sant Mbaye ak ñi mu àndal ñu xool ndax dinañ leen téye jàpp leen ñooñu lañu war a dem tëj waaw ñooñu lañu war a dem tëj kon maa ngi jeexal fii vidéo bi di leen wax ni daal image yoonu Mouride est mis en jeu parce que dañuy ñu tuumaal ni ñun ñooy droit de l'homme ñoo koy ñun ñooy bàyyoon nit ñi droit de l'homme nit ñi ak droit d'expression yi liberté d'expression yi di leen wax ni am na ay visées yoo xam ne visée stratégique la visée capitaliste la visée politique la ak visée mystique si wàllu privatisation ndox bii Mansour Faye bëgg def maa ngi si waajal master vidéo bu am solo master vidéo bu yéeme ngir yee leeral Mouride yi ak milliardaire Mouride yi lan moo si suñu taxawaay ak lu ñu si Sëñ Tuubaa di xaar si ñun ak lu si Sëñ Tuubaa bindoon ak lan moo si ñoom ñetti raison yooyu ak visée yooyu ñu def lu ñu si jublu dina leer nañ jub kocc et je défie après loolu képp ko xam ne ministère de l'hydraulique. maaleykum di jégalu dafa dagg vidéo ba am ku ma doon woo waaye di wax ni vidéo ginnaaw loolu milliardaires yi nañu xam ne Sëñ Tuubaa mooy jox li ñu yor léegi waa ministère de l'hydraulique suñu paree ba ma def sama développement si wàllu ndoxu Touba bi visée yi nga xam ne Mansour Faye def na ko si ñeent yooyu yi nga xam ne ay objectif la. te Macky Sall mënu ko woon dénk keneen ku dul mbokkam ndaxte suñ koy def dafa am yoo xam ne bëgg ëllëg ku ko nettali ak yenn yoo xam ne am na yenn lobby yi nekk si ginnaaw ak loo xam ne France mi ngi ko siy joué ak loo xam ne tamit stratégie la à long terme si côté contrainte yu ñu mën a dugal Touba ak yenn enjeu en matière géopolitique sa soo xoolee wàllu ndox nu mu si amee doole naa si dikk boo woon leen milliardaires yi Sëñ Tuubaa dénk lañ yor nag ñoom lu si seen waruwaay manque d'équité procédurale bi nga xam ne nag moo am si kaaw Assane dañ ko def pour taqal yoonu Mouride kenn déggul sët maam El Hadji Malick Sy kenn déggul kenn te kilifa yëpp la waxal ñii nga xam ne nag ñi ngi menacé Assane ak di wax ju bëri Assane ba mu nekkee États-Unis la yàgg wax si mbàkk yi ñëw na ba ñëw Dakar di wax te kenn jugul mu nekk ba police tee ko ngeen di fëgg dënn
ay tapet ngi mag a mag ngeen maa leen ko wax doo leen góor dëgg ba Assane nekkee si biti ngeen wax comme saaga seen ndey ba ngeen tooy xet maa leen ko wax kon maa ngi jeexal fii vidéo bi ñëw ma leeral mbokki taalibe yi mbokki murit yi ak milliardaire murit yi lan moo nekk si Touba ak lan fii ak 50 ans lan lay dikk lan moo fay dikk ak lan mooy suñu réserve hydrique yi fa nekk ak yan mooy enjeu yi si nekk di sant Cheikh Ahmadou Bamba di xamal ni nag murit yi fii ak lañ may xaar mooy benn leadership décisionnel benn esprit visionnaire benn engouement entrepreneurial benn esprit innovateur boo xam ne dama koy mettre au service de la société nation sénégalaise mais en particulier de la communauté mouride ba ñuy jàngi nasaraan lépp lu ñu amoon ñëw jébbal ko Sëriñ Tuubaa moo taxoon duñu bàyyi nag ay maara yu gental daara yi gental la leen Sëriñ Tuubaa ba ñëw di xëccoog ñun lii kon nañ ko xeex ba génne leen si surtout Sëriñ Tuubaa yi yow war a nekk sax lañu war a nekk ils sont 99%. C'est une minorité de 1% corrompue des agents et courtiers politiques qui veulent ternir l'image du mouridisme te wareef la si bépp murid xam ne charit nga sooy xeex lu dul yoon ak injustice di xeex ak guerre di xeex ak politique rawatina nag France nga xam ni Macky Sall c'est le gouverneur Serigne Touba France la doon xeex ba daan den ba jox ba France a ko daaneel élage moo fi daal France a ko dàq sa képp sa murid France a ko rey képp kuy kilifa diine Aline Sitoé Diatta Lat Dior Alboury ñëpp France am doon xeex tous nos résistants di xeex France Macky Sall la jël suñu ressource jox ko France ñu naan ma ay da ngay noppi da ngay lii doomu sëriñ nga yooyu góobu ma ko man góobu ma xolal nit ñi suñu demee ma dem suñu demee ma dem su ñëpp booloon jàpp ma ak wétaliku laa si yamale Cheikh Abdou Lahad waxoon la may jural moo gën su ma ñëpp bàyyi woon te ma nekk lee man dëgg laa nekk si laa nekk lii may liggéey Sëriñ Tuubaa nag internet bee tax mu feeñ ba ñuy njëkk a def 2 millions cant am 17 ans di cantee 2 millions et quelques rey ñeent nag soxna Marie Ndiaye Diop a ngi fii di sëy Ablaye Seng Allemagne Fallou Diouf ak ñëpp a ngi France ak tandoon ji di sama bu Maam Bamba Maguette Faye doomu Mbàkke yu fay fi loolu bañ koy def internet amul woon te 17 ans la ñu amoon kon ñun Sëriñ Tuubaa dañoo yàgg defal tiraanga suñu tey suñu ëllëg suñu yëngu suñu daal sëriñ bee ko yor bàkkab serafa si xasida yi la ko def te ñu koy liggéeyal di ko jaam ak joxe ak diye ak topp sëtam yi nekk sa la ñu war a nekk waaw ak topp si kii nga xam ne moo fi toogal Serafa mi suñu Cheikh Jëmu Fa kon ñu ngi sant bu baax di ñaanal kilifa diine yëpp suñu boobu yàggal leen fi jërëjëf